Sénégal mboolem diaspora ñuy nañu leen dikkaat ak yéen ci ànd xeex coronavirus tey nag lim bi daal dinay jéggi dayoo ci dégg-dégg ndax fanweer ak juróom mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne tey ginnaaw bi ñu leen càmbaree ñoom ñoo amee doomu jàngoro ji ñu seppi si benn boo xam ni ci wàllante bi suñu biir la bokk muy cas communautaire dañu ci gën a yaatal si kanam tuuti ak ki nga xam ni moom mooy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye muy directrice générale de la santé lu ko mooy daañu dem bërëb ba nga xam ne fa la ñu seppee ko kii muy sa ñaari tali nekk ci commune bu Biscuiterie maire bi moom mooy suñu gan tey bu ñu fa jógee ne daañu dem ci bët gànnaaru Afrique ca Maroc Casablanca fekk fa kenn ci doomi réew mi daañu duggit ci biir kër yi ni ki nañu ko baaxoo waaye it daañu jeexalee ay ñaan ndax jamono ji niñ ko xamee jamonoy tuub la ak dellu si yàlla ñaan ndax jaam ñaan la am noonu la ko boroom xam-xam yi jàngale ci jamono ji ak côté scientifique yi di ñu jox lépp loo xamante ne ay matukaay la ñu war a mën a jël ngir mucc ci doomu jàngoro ji ma ci ànd ni ma ko baaxoo ak professeur Songa Diouf salaamaaleykum professeur. waaleykum salaam Khalifa ñu ngi lay ziar. ñu dem ca makkaanu jëwriñ jë fekki fa docteur Khemesse Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom dellusi nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu fanweer ak ñeent moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu ci suñu bërëbu liggéeykaay yi benn ci ñoom jóge na ci li ñuy wax transmission communautaire mooy maanaam ki nga xamante ne kenn xamul fan la jëlee feebar bi ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj juróom-ñaar ci ñooñu bi ñu leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañ ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan fu mu toll nii gisaguñ ci ñoom benn cas grave bi nga xamante ne feebaru mbas bii dugg na Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar yi nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu juróom génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mi mu dëkk ci yooyu li fi des yëpp mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xamante ne ñu ngi leen di continuer di faj ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax askan wi ne ñuy topp digtal yi nga xamante ne wax nañ leen ko ngir ñu bañ a jot feebar bi te bañ di ko wàllaate. professeur kon gis nañu ne jamono ji ñu toll nii lu jëm ci wàllug bilan bi tey fanweer ak juróom ñu sepp ci benn boo xam ne cas communautaire la mooy wàllante bi ci suñu biir waaye ba tey booy xool dafa mel ni donte sax njàqare gi mu ngi fii pour mbir mi yokku waaye lii du loo xamante ni daal lu extraordinaire la bu ñu sukkandikoo ci xayma bi nga xam ne kër docteur defoon nañu ko ca njalbeen waaw ne am na lu toll si junni ak juróomi téeméer ak lu topp ci ay cas contact maanaam ñi nga xam ni demlante woon nañ wala ñu jegeyoo ak cas importé yi fi njëkk a dugg muy cas contact yi donc mu mel ni kon ci 1000 nangam yooyu ba tey la ñuy seppi ñi si ëpp dëgg la te boo xoolee mbirum limub càmbar gi sax yokku na ndax tey àgg na si ñeenti téeméer dëgg la jëm kaw bon comme ni ma ko waxee c'est pas encore extraordinaire waaye ba tey njàqare gi tey la gën a war a mën a samp sax waaw ginnaaw boo walante bi suñu biir door na dëgg la ci la gën a war a samp donte waaye docteur yi ak ministère bi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci mbir mi waaye dafa am loo xam ne il faut nit ñi bàyyee ko xel parce que ñii liñ lay wax mooy li nga xam ne ñiñ caytu ñañ càmbar fa lañ ko jëlee mais xam nga ñun suñu anam ni ñuy tegee ci biir réew mi diggante rapport bi nga xam ne moom lañ am ak li nga xam ne moo di jàngoro rawatina mbas boo moytuwul lim bi dina ëpp li nga xam ne waa kër docteur moom lañ caytu loolu bu ko nit ñi fàtte maanaam ñii dafa am échantillon bu ñu jël daal di leen testé ci échantillon bu ñu jël testé leen dañ leen lii ak lii ñoom ñoo am jàngoro bi waaye bu mu tax ñu wàññi li nga xam ne buum bi niñ ko teengalee maanaam ci moytu li nga xam ne moom moo di feebar bi parce que
ñun diggante bi ñu am ni ma ko waxee rek ak feebar maanaam dañ ciy am kersa dañuy yaakaar ne gàccee nga ci parce que ak loo mënti wax ba léegi loolu dafa nekk ci xel nit ñi boo tax na waa kër docteur bu ñu leen na ñett ñoo am ci gox bii jàppal ne am na fukk ak juróom am na ñaar fukk yoo xam ne ñu ngi moom ñu ngi yëg mandarga yi waaye defuñ jéego pour dem kër docteur parce que ñun sénégalais ñun ñooy doxee noonu kon nag dama lay dool rek pour wax ne bu ñu bàyyee ndeku yi ñu xam boo moytuwul ñaanuñu ko lu néew la ci li nga xam ne mooy moo am parce que ñu mel ni man jàngoro bi day nekk ci ñoom ñu am yëg-yëg ci mandarga yi waaye du jóg dem kër docteur ndaxte ragal nañ bu ñu ko defee ñu joxoñ leen ragal nañ bu ñu ko defee seen kër ñu boddi ko seen koñ ñu boddi ko yi ñu demee kon nag mbir mi dëgër laay ji dañ ko téye te xam ne mu ngi fi am na lu ma ci bëggoon yokk rek moo di wàllu masque bi xam nga ne nguur gi nee na fi mu nekk nii du sa coobare maanaam dañ la ko forcé booy génn dem ci marché yi wala bërëb yi nga xam ne nit ñi fa la ñuy dajee ñu koy woowe les publics mais am na loo xam ne dañ ko gis ci mbedd mi mu xaw ñu tiital ba tax na nit ñi li ñu leen di ñaan rek mooy lii nga xam ne moo di masque yi buñ ko jëndee ci mbedd mi xalifa ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla buñ ko sol ca saasi nañ ko yóbbu ca kër ga fóot ko ba pare paase ko ak fer bu tàng soog koo mën a sol ndaxte suñu bët may nañu ñuy dox ci tali bi ab waaye wàccee vitre otom daal di jël benn essayé tegaat jëlaat benn essayé tegaat jëlaat benn masque essayé tegaat essayé masque kenn du ko essayé di ko natt ndax toll na ci moom ban moo gën a taaroog ñoom seen ñu dal ci nii xam nga loolu musiba naaru la kon nag loolu mooy li mu tekki mooy boo jëndee masque rafetlu nañ li nga xam ne suñu artisan yi ñu ngi koy def tailleur yi dugal seen loxo ci mbir mi yombal ko ndaxte kër pharmacie dañ ko yokk kon nag nit ñi buñ ci mënee jot gaa ñi baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñaw di ko yombal nit ñi moo tax ñu jot ci waaye ku ko jënd ñu ngi lay laan la war a suuli nga dem ca kër ga fóot ko ba pare teg ci fer bu tàng jir bu ko defee nga soog ko mën a jëfee nit ki boo ko jëfandikoo pare nit ki boo ko jëfandikoo boo ñëwee itam nga daal di opération très bien dafa am loo wax sànq lu am solo mooy ragal boddi gi nga xam ne mooy waral nit ñi duñu dem ci kër docteur bu ñu yëgee mandarga ñu ne ci la jàngoro ji di feeñee loolu firnde bi dañuy dellu ca ñaari tali bi ñu yëgee ni am na kenn koo xam ne am na ko fa Ndeye Mariam Gueye doxantu na fa ñu teewlu la mu fa jëlee. comme niñ koy gisee ci lay nataal ñoo ngi ñaari tali fii ci mbedd mi jëm ci boulangerie bi nga xam ne fi la ñu wax ni cas confirmé coronavirus bi jóge ci transmission communautaire fi la dëkk fii moom dafa mel ni nit ñi coppi wuñu seeni doxalin ñoom ñépp ñi ngi wéy ci seeni yëngu-yëngu su fekkee ñenn ñi ñoom dañ koo oyofal ñeneen ñi ñoom dañ koo jëlee fulla ndax kat boutiquier bi moom jël na ay matukaayam. bu ma ko dëggee wax dëgg yàlla xaw naa ci am tiitaange ndax nag du moytu mooy tax nga mucc yàlla rek moo ñu mën a muccal. waaw lu mel ni masque bi ak gel bu ñuy kii loxo yi daal soo jaayee nit wala jaay ñaar nit nga ñëw raxasoo ko tamit defaati ko toog encore kiiwaat non daal lañu koy doxalee. moo ne de dafa mel ni xibaar bi jëm ci wàllu cas communautaire bi ñoom ndawi ñaari tali bi dañu ko weddi ba mu set te li ñuy naqarlu mooy ni ñu leen boddee. dañoo ne maire bi dafa feebar xam nga tension moom moo yëngu léegi doomam wàcc woo taxi pour mu yóbbu ko taxi bi ñemewul taxaw doomam bi woo support ñëw jël ko yóbbu ko defe naa ñu faj ko ba pare ñu xool ko amul kii bi ñu andi si waat ko. cas communautaire bi dañ koy wax mais ñun gisuñu ko fii amu fi. maire baa ngi nii ay dossier ma ngi dara jotu ko mais dañoo dem marché ñu ñuy daw comme ay dëmm te loolu dafa rafetul ambulance bi bu mu ñëwee fii démb koñ daa fees del man ñëwoon naa leen bu ñu xëy dinañ dégg beneen xibaar bu dul bii. li ma métti mooy que ñu lépp lu xew rek nañ def ndànk bañ a joxe information bu baaxul. wàññi dajaloo te yokk farlu lii kat moo mën a fexe ba ñu xeex te daan pandémie bii di Covid-19 ci ni ko waa ñaari tali gisee. li may ñaan daal mooy mu dimbali ñu grand place yi nañ ko bàyyi restez chez vous la ñu wax na ku nekk yem sa kër. professeur gis nga li ñu jukki woon ci li nga wax sànq. cas communautaire am na. ci bërëb boobu loolu lu firndewu la ndax waa kër docteur ñoom ñoo ko wax. waaye dafa mel ni bu ñu xoolee amul kenn ku sañ a feebarati. dëgg la ci Sénégal kenn sañuta la feebar. waaw xam nga ñu ngi ko doon wax ci suñu waxtaan bu njëkk bi na ngay réagir ci maladie say représentation culturelle moo ciy jiitu te bokk na ci ñun dañoo jàpp ne yenn xeetu feebar yi surtout jamonoy épidémie wala mbas comme ni ñu koy waxee bu amee boo ko amee dafay mel ni aw gàcce te loolu dafay tax au lieu que yow boo yëgee li nga xam ne moom moo nekk ci yow ni muy dox nga dem ci kër docteur da ngay xaar ba ne lacc soog a dem te booy dem fekk na c'est trop tard ba tax na fi mu nekk nii nit lii mu wax nii day tax
boo amee yëg-yëg bi sa yaram it doo ñemee woote. parce que heure bu ambulance bi gaaree parce que yow yëg-yëg rek nga am. mën na doon aw tawat la boo xam ne jotewul dara ak corona. parce que yenn saa yi yaram tàng du corona. yenn saa yi put xasan du corona. yenn saa yi nga sëqat du corona. waaye bu fekkee kër docteur ñëw nañ gaare l'ambulance jël la yóbbu la. mais boo moytul kër googu moom dañ koy def quarantaine. parce que ñun Sénégal noonu la ñuy doxee. représentation boobu la am ci nga xam ne moom mooy feebar. moo tax may la le drame bi nga xam ne moom la ñuy dund c'est que dañ nekkul une société de science. on n'est pas une société savante. maanaam suñu diggante ak xam-xam surtout wàllu science médicale bi dafa sooxe boo xam ne. jàpp nañ ni aw feebar dañ koy ruus aw feebar gàcce la aw feebar musiba la boo xam ne da nga koy laxu moo tax nag waa kër docteur seen liggéey gën a jafe. boo gisee ci yeneen réew mi day ñëw tar lu mel ni Italie metti lool parce que daf leen bett dal seen kaw. nit ñi di faatu mais bu yàggee rek da ngay gis leen bi commencé wàññeeku. lu tax parce que ñoom dañuy wàccoo amuñ kersa amuñ maanaam gàcce ñun ni ñuy xalaatee par rapport ak loolu ñoom amuñ ko. dañuy topp li nga xam ne moom la kër docteur joxe boo ko gisee bu demee boo yegg ci kaw dafay wàcc waaye fii moom il faut que yàlla defal ñu jàmm ndaxte ñun ni ñu toogee moom moo xaw a doy waar boddi nit parce que ambulance gaari na buntu këram xam nga loolu dafa xaw a doy waar te dafay am solo ñu fàttali également ne li nga xamante ni moom mooy doomu jàngoro yi coronavirus mbir la moo xamante ne nii du si réew mi la jëkkee dafay baax ñu fàttali ne mbir la moo xamante ne nii bu la dalee mën nga see wér da ngay wér sax waaye li ëpp solo ñu war ko fàttali mooy jamono ji amagul garab gu koy faj loolu lan lay wundu li muy wund mooy lu mu gën a teel waaw nga gën a am chance wér dëgg la yëg-yëg donc képp ku yeewoo si réew mi ñu ngi lay ñaan nga am fulla ak fayda ju toll ne boo yëgee luy metti saw yaram muy xurfaan wala put gi métti wala yaram wu tàng nga am fulla ak fayda oote 15 parce que xamal tax parce que booy rus naan professeur kon dafa may daw wala kii dafa may daw boo liggéey boo faatoo du ñu mën lu dul jaale la ba pare loraale sa njaboot te li nga lor yeneen i jaboot lor askan wi donc dañu am fulla ak fayda bu ñu kenn gën a bëgg suñu bakkan loolu lu am solo la parce que le cas d'Iranton loolu yàgg na si réew mi lan lañ siy wax bu fekkente ne lan lañ siy wax la moom Serigne Saliou daanaka wax bu fekkente ni ku la sànniw xeer nga bëgg a wàcc sànni koo xeer sa bi yëg du sorey waaw kon nañu bàyyi xel ci loolu dëgg da nga xool ay tuberculose duñ koy tuddee jàngoro ju mag ji lañ ko doon tuddee jàngoro ju mag ji mooy waxi lan donc maanaam loolu boo ko déggee mooy koo xam ne daal quarantaine nañ ko boddi nañ ko musiba naaru laay nangam su ko defee yow boo ko amee comme niñ ko waxee mais nag xalif du yomb parce que blocage culturel la mais il faut ñu dëgg jëng yooyu pour war am situation bii yooyu yëpp dañ koy teggi teg fële parce que sa bakkan na ci rek sa bakkanu njaboot sa bakkanu penc sa bakkanu askan sa bakkanu réew li tax ma naw tubaab bi ko fi jëkk a am li tax ma naw ko dafa demal mooy bi mu ko amee dafa takk maskam ber boppam isolé njabootam waaw ba ñu war a ñëw jël ko waaw ne ki ndax fu la fay ki nga fi invité woon nu mu dati waaw Sarr jaar na fi moom it Anne Maris waaw toxal njabootam bala maa ñëw sax abal leen gis nga xam nga kon mbir mi du yëfi sénégalais wala yëfi français déedéet yëfi fulaax fayda la ak bëgg saw yaram bëgg saw xel bëgg saw askan dëgg la ku bëgg réew mi rek doxaleel nii dëgg la suñu rapport à la maladie la moom moo xaw a doy waar ak suñuy représentation culturelle parce que fii dañ jàpp ne yenn feebar yi waroo ko am boo ko amee gàcce la ñun noonu la ñuy dundee sur le plan culturel mais il est temps que situation bi ñu dagg représentation boobu nangu ne lii fi nekk jombul kenn parce que bu ñu la ne ay président de la république ay premier ministre kay war nga xam ne yow bu la dalee wax dëgg yàlla loolu sori na këlëb julit waaw war a xam ne lu la dal dafa neex suñu borom dëgg la muy am nattu mu jeex kon dellu si yàlla ak ñaan gi ñuy wax rek waaw mais xam nga ñoom yàlla moom seen yàlla ci si jaar bi la yem quoi mu ngoog kon léegi li ñu def mooy dem ba ca Biscuiterie yi fekk fa suñu maire bi nga xam ne mooy suñu gan tey muy Djibril Wade asalaamaaleykum monsieur le maire. waaleykum salaam Khalifa ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu aussi téléspectateur ITV yëpp yi nekk Sénégal ak bitim réew. alors monsieur le maire lan mooy situation bi foofulee sa commune à l'heure actuelle ak événement yi. waaw situation bi defe naa ne lu mu mel mooy li ngeen wax sànq rek à Ñaari Tali mais il faut ñu xam ne que Ñaari Tali du commune Ñaari Tali ñaari commune ñoo ko ëmb dafa nekk à cheval entre ñaari commune la commune de Biscuiterie et la commune de Grand Dakar. Et man partie bi nga xam ne mooy commune de Biscuiterie moom laay gérer beneen côté Ñaari Tali bi mu ngi nekk commune de Grand Dakar donc Ñaari Tali dafa nekk à cheval à deux communes. Donc mun naa xam ne man li may gérer à commune de Biscuiterie la situation elle est là. Et nee nañu que à Ñaari Tali y a eu un cas effectivement donc ci cas boobu mun nañu wax ne erreur am na sànq ci famille boobu et boo ko seetloo sax loolu aussi dafa nekk loo xam ne dañ koy déplorer peut-être que mauvaise communication la. Professeur wax na ko léegi du ku feebar rek da nga am corona. foofu def nañ fa erreur ci loolu. mais cas bi ñuy wax ne présentement moo am à Ñaari Tali man actuellement jusqu'à date ak heure bi may wax ak yow
jotaguma benn autorité bu mën a wax ne fan la ak kan la ak ban famille la ak ci ban localité la nekk donc localiser ko nous à notre niveau au niveau de Ñaari Tali ci partie bi nga xam ne moom laay gérer bon beneen partie bi nag de l'autre côté de Ñaari Tali gérer wu ma ko donc mënu ma fa xam lu foofu dara. waaw li daal xel rek mooy comme ni ñu ko xamee xam nga secret médical am na waaye situation pandémie bu amee tamit am na ay mesures yoo xamante ne dañu koy jël kon ñu rafet njort ci ne rek mesures yi nga xam ne war nañu ko jël pour xool cas contact yeeg ñooñu ak mboolem ñi nga xamante ne xëy na demlante bi wala jaboote nañu jël nañu ko ba mbir yëpp mën a yemb loolu moom rafet njort la bu fekkente ne am na loo si war a yëg du ñàkk ba di nga ko yëg léegi bi mbir mi dooree ba jamono ñu toll nii ndax am na loo xamante ne nii maanaam yow jël nga ko ci ay matukaay foofule ci sa commune ngir fàggu gi nga xamante ni ñu ngi koy digal képp ku yeewoo ci réew mi. waaw matuwaay ji rek mooy matuwaay de prévention dafa naa def information éducation ak communication mooy jéem a dimbali nit ñi waxtaan ci nit ñi dem ci nit ñi dem ci marché yi dafa naa li ñu njëkk a jël mooy d'abord demander aux marchands bi ñu waxtaanee ñoom ak ba pare ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché Ngelaw ak marché Mbass que à partir de 16h ñu tëj marché yi et def fa ay dispositifs yi nga xam ne dispositif de lave-mains la gel mouchoir et tout teg fa ay nit pour que nit ñi bu ñu ci jaaree ñu mën raxasu seen loxo. li ci des mooy aussi mooy waxtaan ak dem ci daara yi seet bu ñu leen dimbalee parce que taalibe yi aussi dañoo nekk ci mbedd yi te boo leen neen toog leen seen biir kër il faut que la ñuy wuti ci mbedd yi nga téye leen fa loolu aussi dispositif yooyu jël nañ ko fexe ba ñoom ñu toog seen kër bañ a génn ci mbedd yi. li ci des mooy peut-être que respect du couvre-feu bi au départ les 2 premiers jours xawoon na difficile parce que population yi nanguwuñu ko woon au départ après amoon na quelques échauffourées avec les policiers mais maintenant avec le temps je pense que nit ñu ngi ciy commencé di adapté wu. leen li ñu mën a wax rek mooy par exemple léegi dans la journée regroupement yi quand même dafa bari trop nit ñi des fois aussi distance réglementaire duñ ko réglé loolu aussi ça pose problème. mais heureusement que des mesures sont venues fekk ñun mesures yooyu sax avant muy ñëw ñun di woon nañu mesure ba nga xam ne dispositif ba nga xam ne ci marché dañ ne léegi dañu rendoon le port obligatoire de masque le port de masque obligatoire après loolu aussi état bi fekk si na ci gouverneur fekk si ba léegi loolu ñu ngi koy jéem a def li ci def mooy yokk le dispositif chaque jour nag ñu ngi koy yokk davantage def ay lave-mains teg fu nekk wax ak nit ñi sensibiliser et laamiso bi nga xam ne dañ ko tàmm ñun sénégalais ñu fexe ba ñu wàññi ko loolu nag lu jafe la mais loolu il faut que ñu jéem a tàmm loolu defe naa ne loolu aussi bu ñu ko defee rek dañ ci war a mën a génn. et li ci des mooy confinement total bi nag ñëwagul mais il faut ñu xam ne ñun ñi nga xam ne suñu loxo digul jotul suñu diggu gannaaw defe naa ne message boobu la ñuy gën a di lancer te loolu la ñuy faral di lancer toujours bu confinement total amee rek ñun ñoo ci gën a sonn parce que dañu war a xëy di wuti di dem di jëndi surtout ba nga xam ne yow liggéeyuloo bu ñu la confiné pour nga am loo lekk dafay jafe. te du distribution vivre yi nguur yi di joxe te ñëwagul ñoo war a mën a téye nit ñi donc nit ñi actuellement li leen di wax toujours message bi ñuy passé mooy il faut que affaire bi ñoom jël ko en charge te loolu dafa naa ne ci biscuiterie yi nit ñi commencé nañ ko jël en charge même boo duggee ci biir koñ yi xale yi ñu ngi commencé di mettre en place leur propre loi di raxas nit ñi di defar loolu yenn saa yi dina am ay débordement mais ñun ñooy dañuy intervenir pour indiwaat leen que affaire yi ñu def ko dans les normes réglementaires donc mun nañu wax ne daal fii à Ñaari Tali à Biscuiterie dans son ensemble Benn Tali Bopp Waagu Ñaay parce que loolu yëpp mooy la commune de Biscuiterie et ñu ngi jéem a insister pour que nit ñi jël en charge seen bopp après nag kilifa yi doog ci ñëw nag pour dolli leen ci parce que information boo mën def ak éducation boo mën def il faut que nit ki d'abord xam responsabilité personnelle am parce que feebar la bu la dalee mun na ma dal man bu ma dalee mën na la dal yow donc pour mu bañ mu dal la du nit ki moo ñëw na la defal lii yow yaa war a jël en charge sa bopp ba pare defe naa ne loolu la ñuy wax nit ñi ñu koy commencer comprendre nag et naka lañ ko defee pédagogie bi ñu utiliser mooy une participation populaire pour que nit ñi mu intéressé leen ci loolu laal moom la ñuy def fii au niveau de Ñaari Tali mais l'inconvénient mooy li ñuy entassé woo ci biir mbedd yi surtout bëccëg bi. waaw loolu lan moo koy waral ak yan pexe ngeen ci sàkk. waaw pexe yi mooy rek yenn saa yi bu ñu fayee groupe bi ñu wax police ñu wax ak nit ñi jéem leen a nax waxante ak moom bu ñu dëgëree bopp nag police ñëw jéem leen disperser au départ par exemple ci match de football yi doon am def naa loolu léegi amatul li ci des mooy kër écart yi ñu koy régler mais xam nga nit moom mu ngi noonu rek daal mais aujourd'hui ak tey ci fan yi ak li xew yëpp depuis que ñu xam ne
cas de décès yi commencé na parce que il faut ñu xam ne ñun à Niayes Tally par exemple à Biscuiterie à Bentali et à Waagu Ñaay am na cas boo xam ne ku gaañu muy kilifa boo xam ne ci ñun la bokkoon et waa këram fii lañ nekkoon fii ci Biscuiterie yi muy bopp ku mel ni Pape Diouf defe naa ne bi nit ñi déggee loolu quand même jaar nañ benn prise de conscience tey encore bi li amee je pense que dinañ gën a encore jaar prise de conscience que xam ne affaire bi du ay fo et que dëgg la donc léegi ñu ngi commencé di dégg parce que man depuis ce matin sama téléphone dafay sonné ku nekk ñëw di laajte te bu njëkk ñu ñëwoon dem di wax nit ñi def leen nii kon mën nañu wax ne kon prise de confiance bi mu ngi doog a ñëw. Ensuite le port de masque obligatoire heureusement nous la commune on s'était préparé ba defoon ay masques yu bari léegi ensuite ak ñoo xam ne ñu ci dimbali parce que les tailleurs des marchés Ngelaw ak Mobas ñoom seen bopp dañu ñu ñoo dem fekk leen ne leen il faut que yéen ngeen indi seen participation ñoom tamit ñun nangul ñu ko. defar ay masques yu bari séddale ko ci biir marché yi ñun tamit ñu jox ñu ci aussi ñu koy séddale nit ñi mais li may wax rek gratuitement bi ba pour man sax baaxul trop moo tax actuellement dañuy penser sax casser les prix même ñu koy jaayee 50 francs ak 100 francs ñu jaay ko pour que nit ki xam ne moom individuellement dafa war a participer ci li ñu koy defal parce que en général nit ñi booy def lépp gratuitement aussi duñ ko jël au sérieux donc loolu aussi il faut ñu xoolaat ko. Très bien alors fi mu nekk nii foofu la ci sëpp commune di commune bu Biscuiterie ana lan mooy li nga xamante ni moom nga def loo xam ni boo sañoon ñu reye ko ci yow loo xam ne daal gis nga ni maanaam uute na ak yeneen démarches yi ngay gis ci yeneen gox yi. waaw man démarche bi may def rek mooy une démarche participative responsabiliser les populations parce que du ma jóg ne leen damay am un budget de temps dama koy verser parce que loolu aussi parfois je me dis que du loolu moom mooy régler problème bi parce que d'abord il faut nga xam ne budget yi ñu ngi ko voté au mois de novembre au mois de décembre au mois de janvier budget aussi dañ ay poste par poste la mun naa demander un conseil municipal ñu defal ma un virement de crédit mooy damay dépense 100 millions 200 millions de francs mais bu boobaa aussi nit ñi dañ koy jël rek consommer ko mu jeex te demee affaire bi du faju et loolu du régler problème bi dépense naa lii def naa lii li ëpp importance mooy pousse nit ñi loolu mooy ñun loolu mooy exemple boobu ñun la ñuy bëgg joxe pousse nit ñi pour que ñu jël en charge seen bopp que du ñu xaar lépp ci man du ñu xaar lépp ci mairie bi parce que aussi am na loo xam ne aussi il faut que nit ñi bañ a tax seen bopp mairie ba nga xam ne ren budget bi ñu ko wootee au mois de janvier ensuite man sama mairie bi ma nekk nii muy la mairie de Biscuiterie toog nañu 5 à 6 ans yi nga xam ne amuñu woon ndox pratiquement teen moo fi nekkoon donc maire boobu du mooy xëy tey naan dafay jënd ay lave-mains yu bari jënd ay gel yu bari joxe ceeb bu bari bu ñu la waxee loolu dañ lay nax donc aujourd'hui d'abord ñun bi ñu jëlee maire bi yàggul c'est au mois de novembre loo xam ne defuñu ko ci 5 ans bu ñu xëyee nañ ko def ci ñaari fan ñetti fan 1 mois dañuy nax nit ñi il faut que nit ñi ñuy wax ak ñoom directement et li ci ëpp solo mooy ngay dem vers les gens ñu lay gis ngay wax ak ñoom yore sa rajo di leen fekk ñu wax ngay waxtaan wala ñi nga xam ne ñoo ngi àndal ci conseil municipal bi ñu dem vers les gens ñu wax ak ñoom léegi li ci des nag mooy après maire bi jël ay matukaayam li mu yore nag mu bokk ak nit ñi bañ ko gën a soxla nit ñi dafa ne loolu moom moo gën a am importance bu fekkee ñun nit ñi gëm nañ ne ñun li ñuy yore dañ koy gérer ñun gënuñu leen ko soxla dafa ne bu ñu waxee nit ñu déggal loolu mooy problème bi ci cas cette pédagogie là par l'exemple moom la ñuy jëm a utiliser pour que nit ñi fekk suñu ci li ñu bëgg c'est vrai que rek am na façon bu ñuy vivre y a une certaine précarité yi nga xam ne moo nekk Ñaari Tali fi mu dëkk nekk Cité Bissap nekk Bentali ñetti quartiers yooyu bokkul ak Waagu Ñaay bokkul ak bopp na ngay defee fële doo ko defee fële da ngay wax ak ñële doo ko wax ak ñële donc il faut que ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les élus ñu am une participation boo xam ne dañu jege nit ñi de proximité comme ni ñu koy waxee dafa naa loolu moo ci am importance bi et que ñoom affaire bi nag ñun lay dalandoo ñoo koy xeexandoo bu yoree tamit ñun lay reyandoo parce que ñun ñoo nekkandoo ensemble il faut ñëpp xam loolu je crois que bu ñu defee noonu rek dañu mën a comprendre te duñu xuloo duñu xeex. Très bien alors dernière question monsieur le maire balaa ñuy joxe rendez-vous ci deuxième partie bi gën a xamee ak sa commune tey jii ci wàllug démarche yi ngay def moo xam si wàllu ndimbal yi moo xam si wàllu soutien yi ana yan disposition wala ban stratégie ngeen di lal pour bañ a tomber ci travers u rassemblement parce que ku nekk xam ne ab séddale gis nañ ko si yenn gox yi fu ñu ko tuddee rek nit ñi dañuy dawandoo ñëwandoo ci même bërëb bi. effectivement mooy bu vivre yi ñëwee d'abord dañ koy tas nous avons 7 écoles primaires dañ koy tas bu ñu ko tasee léegi nag c'est que am nañu 21 chefs de quartier tey on se réunit avec ces 21 chefs de quartier là peut-être que plan bi mënaguñu dévoiler lépp ku nekk ñu wax la ngay def ak heure ba ñu koy def ak lañ koy defee et je pense que loolu bu ñu ci waxtaanee avec la police
ak nit ñi ciblé ñi war a ciblé ba pare parce que nit looy def rek bu yow nga aussi nga def ko aussi ci sutura am na ñoo xam ne mën nga leen jox bëccëg mais am na ñoo xam ne aussi mën nga xaar ba guddi rien ne nous l'interdit nga dox ndànk ngeen nekk fukki nit ñeenti nit ànd ak ay xale boo leen ci toogee waxtaan avec le chef de la police ngeen dox ndànk dem jox leen ko loolu def kaa que lu war a mën nekk la parce que affaire yi il faut nga régler ko au cas par cas li ci ëpp importance mooy le choix des personnes yi nga xam ne ñoom ñooy distribuer affaire yi comme li ma ko waxoon sànq rek ñi nga xam ne ñoo koy distribuer la ñuy distribuer bu ñu ko gënul soxla ñañ koy jox rek defe naa ne affaire bi dina yomb trop et puis ensuite mu am benn relation boo xam ne dafay dañuy wóolante suñu biir parce que loolu moo ci importance yëpp ki nga xam ne moo la jiite il faut nga wóolu ko boo ko wóoluwulee nag affaire bi du sotti coow mooy jëm rek mooy jëm kaw ensuite beneen peut-être que mooy calcul politique yi ñu génn